salaamaaleykum mbokk yi seetaan Sen TV ñu ngi leen di nuyu bu baax dellu siwaat nañu ci seen émission seen naataange ak beneen numéro bu bees dañu ñëw nag ci salon bu Adams nga xamante ni bii képp koo xam ni yaa ngi def ci wàllu élevage wala wàllu agriculture ak wàllu transformation daanaka mënoo teg faneen bët wala nga dem faneen lu dul li am fii ci foire bu Dakar diggante 17 ba 27 ci mois de janvier 2020 sabab bi mooy daanaka bu ñu seetee crème yi gën a ràññeeku ci wàllu élevage ak wàllu agriculture ak wàllu pêche ak wàllu transformation ñoo fi dajaloo donc loolu moo tax ñu ñëw fii def fi ay émission tey nag ñu jëkk a tourner suñu émission lii sax lu bees la ci seen naataange ndax lépp loo xam ni koom-koom nga tënku ci wàllu élevage dañ ci doon wax mais dafa am beneen cachet nag booy muy lu nëbbatu loo xamante ni bii xëy na moom la ñu bëgg a feeñal ci biir seen naataange muy wàllu fas ak li ci tënku ci wàllu koom-koom tey mooy suñu premier numéro boo xam ni dañ koy def ci wàllu fas nag xam ngeen ni ci wàllu koom-koom benn élevage jiituwu ko bu weesoo njëgg la muy jaar wàllu intelligence daanaka bu weesoo xaj dara melu ci ni fas wàllu itam sport daf ci am avancement bu am solo wante ci wàllu koom-koom boo seetee fu ñu dajalee ñaar ba ñetti fas yu mel nii la fay liggéey ci ay ndaw bari nañu ña fa am connaissance ci ay ndaw yoo xam ne ci la ñuy daan seen doole bari nañu donc amul benn ci animaux yi boo xam ne ëpp nga ko looy représenté ci wàllu koom-koom loolu moo tax dañuy am mbégte lool ci émission seen naataange tourné fii ak maa ngi ak Abdoulaye Sakho ah. Sakho maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant waa Sen TV ah. donc ñun am nañu mbégte lool daje ak yow parce que lu mu mën di doon da nga koy laaj ak ki nga xam non seulement moom ci biir fas yi mais en même temps formateur la dafay former ñi nga xam ni dañuy yéeg fas di ko tëbal te xam ngeen ni yéeg ci fas yi mel ni yombul waxuma la ak di tëb ak moom. bu ngeen ma xoolee man gàttuma te boo seetee sama taay man maag fas bi ñoo xaw a tolloo donc xam ngeen ni gis fas ak seen ko ci télé ni yomb na waaye ni ngeen ko foogi ak ni mu toll jafe na lool donc fas bu njool la alors Abdoulaye nga dellu soit ci kon liggéey bi ngeen di liggéey ni ngeen nekkee ak fas yi ba boo ko lakkee boo waxee mu dégg la boo ko orienté mu def li nga ko wax nga ciy former ay nit. bon oui loolu lu ñu def si ñun la surtout ñun ñi ngi nekk Racine Club de Dakar. Pape Seck moo ñu formé Pape Seck ku ko dégg xam ne ku yàgg la si fas ensuite kuy taxaw kuy représenté Sénégal la si wàllu fas c'est pourquoi xam-xam boobu moo ko jël def ko si ñun surtout ñun école lañ yor dañuy former ay xale tout ça képp kuy def équitation jockey tout ça foofu moo leen di former quoi macha allah. lan mooy métier cavalier. cavalier mooy le premier kiy dresser fas ki nga xam ne fas lu mu tàng mun na ko teg si code en fait. mooy jàngal jump fas quoi fas buy tëb soo obstacle tout ça. day dem ba xale bu ndaw bi nga xamante ne mu am na 2 ans sax mun na téye kii xam nga ne mag la mais xale bu ndaw sax mun na ko téye ba du def dara du am benn danger loolu ñun ñoo koy def quoi surtout. surtout ak doole ji mu am. doole ji tout ça et puis fas kii lañ dañuy entraîner tout le temps dañuy entraîner parce que soo dafa metti parce que ñoom dañuy soo 1m60. donc il fallait 1m60 il fallait que chaque jour dañuy entraîner ensuite technique la dañuy am moniteur muy Pape Seck moo ñuy teg si code dañuy computer tout. mais connaissance bu tëb bi nu ngeen koy defee ci fas yi ba mu xam ni moom bu ëgsee fii dafa war a tëb. bon loolu c'est dressé quoi parce que da ngay jàng yow de toute façon yow yaay am technique bi d'abord. yow sa bopp après fas bi. nga def ko si moom parce que fas da nga koy jàngal nooy galoper trotter tout ça c'est pas que dawal comme gars yi ni ñu koy defee yenn bawal yi gujub tout ça c'est du technique quoi. Okay. C'est ça le savoir oui. alors xale yi ñu ngi commencé xemme métier bi cavalier. bon oui ñu ngi koy xamal parce que lancé wul woon siiwul mais ñu bëri xamuñu ko surtout au Sénégal c'est pourquoi lii c'est intéressant quoi parce que ñu bëri dañuy gis soo mais dañuy yaakaar ne Europe rek la mais ici y a des kàkk yoo xamante ne duñu moroom sax européens yi si façon surtout oui. mais kañ ngeen di commencer nag def ay compétition génne ko ci biti pour nit ñi vraiment gën a découvrir bu baax. même aujourd'hui ce vendredi là dañ koy organiser mais dañuy organiser yenn ay poney club surtout mbaaw dafay am bëri na fu muy am caserne tout ça mais presse bi xanaa duñ koy yëg. bon xam naa ñoo koy faral duñu yëg nag mais ñu ngi leen koy gën a lancer. waaw léegi man jox naa la sama ay coordonnées jox naa la sama émission seen naataange Sen TV mi ngi ak yow donc à chaque fois ngeen amati compétition nañ ko yëg ah. d'accord yow yaay topp yow la ñuy fal numéro 1 parce que ku bëgg fas nga may ndural quoi surtout. alors ñu wax ci école bi ngeen di former loolu noonu école boobu yàggul de. bon yàgg na parce que moo njëkk a changé Ngawar Sénégal si jockey parce que à l'époque jockey Sénégal dañuy toog lu ñu naan fangaañu dañuy tëju si fas rek mais ñoo fi andi. comme man damay dawale quoi. comme dëkk ba soo demee. fas dañuy toog ko jóg mais fas dafa am technique. su fekkee jockey dañ lay jàngal suspension en équilibre redresse nga xam ne doo gêner fas bi daw bi day rafet comme en Europe lépp lu am Europe si fas
mi ngi au Sénégal surtout mais lépp Pape Seck la léegi ñu ngi koy gërëm koo xamante ne ku baax la ku yëg nit et puis kuy jàppale Sénégal kooku dañ si war a taxawal si moom quoi parce que bëgg na développement élevage surtout si fas bon kooku ku jar a taxaw la quoi. fas dafa am solo lool ci wàllu histoire même bu dee ci l'islam bokk na ci ñi fi gën a taxawal l'islam nit ëpp ko histoire ci la saxal islam ci kaw suuf fas dafa am solo ci wàllu cosaan néew na xeet wala benn askan booy dem te fekkul ni fas marqué na fa ay jaar-jaaram ci wàllu histoire fas dafa am solo ci wàllu koom-koom ginnaaw gileem daanaka fas moo gënoon a dox ci wàllu commerce ndax rapidité bi nekk ci moom bokk na itam ci bàyyi ma yi nga xam ni ñu gën a ëpp luxe ndax fu mën di dëkk mën nga dëkk ak ñoom te loo ko jàngaloo lay continuer fas dina matte dina weqi waaye dafay fekk ni jikkoy borom di mel noonu lay mel mais boo ko dressé def ci moom li nga war a def ci moom daanaka fas mun na nekk gardien bokk na ci bàyyi ma yu yàlla gën a teral donc dafa ànd ak teraanga moom ci boppam donc dafa am solo ngir ngeen xam bu baax ni dundu njaboot wala dundu askan mënut a taxali ko ak fas alors ñu ngi continuer ba léegi ak Abdoulaye Sakho nekk cavalier Abdoulaye mën nga ñu présenter fas bi wax ñu ay jaar-jaaram. bon kii mooy sel français soo ko déggee mooy fas yu jóge France mais moom pur sang mun nga nekk pur sang sel français la quoi surtout mais moom ongour la. ongour mooy fas boo xamante ne dañ koy casser ba nga xamante ne góor la woon mais dañuy dindi si moom lenn yi ba nga xam ne du bëri en danger surtout équitation dafa laaj loolu. du mën a tëb du mën a am doom. du mën a am doom. fas bu am sport kese la. dafay calme susku parce que fas bëri na kattan boo xamante ne am na yenn job yooyu def ak moom il fallait que mu calme loolu yëpp si la bokk c'est pourquoi dañ leen di casser ñoom ba xale bu ndaw sax mun na ko yëg quoi du def dara surtout. gisoo ko kii mooy Blue Boy. Sel France la Pape Seck moo ko fi andi. puis fas yi moom fan la nekk fii si Dakar. mi ngi nekk Racine Club de Dakar mooy Petit Mbao ah. soo ñëwee Petit Mbao foofu la école bi nekk ah juste. mais nice jomp la day tëb 1,60 ni nga koy gisee nii. ci des caracs même yii yëpp ñoo ko andi ah yaa béti tout ça ñoom seen liggéey mooy tëb. am na tamit ay pur sang anglais yi nga xam ne ñoom seen doom ñooy daw course Sénégal parce que pur sang yi duñ nangu ñu daw fii. mais comme Sénégal élevage bi nga gën a dox lu muy gën a avancé surtout dinañ am sang bu baax quoi si fas surtout oui mooy pur sang anglais ñoom ñi ngi nekk à côté oui. mais yii moom tëb daal lañ leen di gën a. saak léeg la ñuy def quoi ñoom jëmp rek la ñuy def quoi mooy tëbal bi. mais est-ce que yéen a ngi xalaat def ay spectacle nit ñëw seetaan ko pour gën a mën a découvrir seen sport bu am solo boobu. oui bien sûr ñu ngi koy def parce que day fees parce que am na ñu ko xam mais tamit am na ñu ko xamul parce que Sénégal dafa yaatu làqu na. am na ñoo xamante ne xamuñu sax ndax fas dina tëb. musuñu koo gis. mais am na ñoo xamante ne xam nañ ko quoi mais comme si yéen a ngi si gën a taxaw. ba pare surtout. foog soo leen gën a kii lancé wu affaire yi dina gën a kii daal. alors ma dellu si waat tuuti ci entreprise bi parce que ku dajale ay fas yu mel nii seen lekk ak seen naan c'est pas évident. am na ay ndaw yu ciy liggéey donc même ci wàllu emploi des jeunes donc da ngeen ci am taxawaay bu am solo. oui dañ ciy am taxawaay parce que métier la école la c'est pas que ñëw bëgg kii rek li formation la quoi yombul parce que équitation yombul. doon na métier bu gën a riche bu gën a noble si monde bi quoi. surtout dañ lay jàngal nooy composer fas ñooy nekk ak ñoom xam nga. nooy pensé ak ñoom parce que ñoom dañoo laaj set nekkul que dañ leen di bàyyi comme ça rek dafa laaj toppatoo. lépp ay ndaw ñoo fa nekk di liggéey lépp ay ndaw ñoo koy def quoi sur. te dañuy dem ba miinanteeg ndaw ñi. dem ba miinanteeg ñoom et puis ñoom soo nekk ak ñoom da ngay. waaw sa kër dañuy xam li nga surtout daal da ngay xam da ngay dem ba da ngay xam dund ak nit tout ça parce que ku mënul wax mënul boppam dara ngay nekk moom si yàggee di nga waaw gën a xam lu bëri daal surtout. alors ubbi ngeen seen ay bunt pour xale yi ñëw jàng si. waaw ñu ngi lancé. mag ñi nag. mag ñi tout ça. comme man sama genre mën naa ñëw def. et puis équitation amul poids. man mën naa def équitation. ki nga xam ne sax dafa am poids bëgg a régime. man nag bu dee dawal bawal maa la dàq dawal bawal de. waaw mais équitation nga surtout. mais équitation ñun sama genre yi bëgg nañu ko. bon bien sûr parce que même mag ñi sax mag bi nga xam ne dafa âgé sax dafa war di war fas parce que sport complet la et puis am na ay brades yu ñuy organiser yi nga xam ne da ngay dem doxantu soulager surtout loolu lu am solo quoi surtout xale yu ndaw yi. dafay def si nit lu bëri et puis moom par rapport ak jockey amul poids mun nga doon 200 kilos tu veux monter un cheval loolu du dara si moom. dafa am doole loolu du dara si moom surtout. di lancer fas bi ma doon présenté ni mu tudd nan. kii mooy Blue Boy. alors léegi Blue Boy découvrir nañu lu bëri ci moom mais dama bëgg aussi Sénégalais yi ñuy seetaan gis yeneen fas aussi donc Abdoulaye da nga may permettre ñu doxantu ci quelques box nga présenté ma fas yi bu gàttare balaa ñuy jeexal suñu première partie émission ah.
présenté fas yi ak ni nga xamante ni bii noonu la ñu mbokk yi ñëw nañu ci beneen box comme ni ma leen ko waxee woon sànq parce que exposition fas yu am solo ñoo fi nekk race bi ma jógee bokkul ak bi sang bi yow laa fekk sax ci bunti balaa may egg ci Abdoulaye Sakho fas bi nu mu tudd. man Mara Mbaye laa tudd mais bala maa wax turu fas yi damay lay remercier Mansour ndax fi nga fekk tey élevage ak fi nga fekk tamit tas xibaar dox nga ci ay jéego lu bay ndax tey ku yeewoon ñu fi jugee 88 ay Clédor Diagne journaliste agrégé yu mag yooyu ay biti baaw félicitation rek la lay wax daal di tëddaat kii Rosander la tudd moom moo ngi nekk écurie Maktoum bu Kër Madaro écurie Maktoum bu Kër Madaro la jugee ñu invité leen fii ci foire bi ñoom propriétaires yi xam nga foire bu njëkk bu daan am da ngay jël ay xar jël ay nag jël ay bëy mosoo cee boole fas waaye ren dañoo def innovation bu mag boole ci fas yi boole giñ ci boole fas yi tubaarkàlla macha allah fas tamit dox ci ay jéego yu mag a 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 mag gis nga box yi yëpp am na ay pur sang français am na ay pur sang anglais am na ay pur sang arabe gis nga laay xale bi moom. ay pur sang bi anglais la. bon pur sang bi anglais la ñi ñooy def course vitesse en Europe quoi. bon soo gisee moom pour course la mais Sénégal yeegagul nouveau boobu donc sang boobu la ñuy andi di ko mixer suñu fas yi yooyu ñooy daw au Sénégal quoi. en attendant fi ne fii ak ñaata at la ñuy xaar comme pur sang yu daw. bon yàggatul nag doon nañ ko organiser bon mais xam naa dinañ dem ba am suñu sang bopp quoi surtout moo ñu gënal quoi surtout loolu la ñuy dox daal te dina ñëw daal. est-ce que ci wàllu connaissance rapidité fas yi est-ce que yéen a ngi egg ci xam fas bi par exemple ñu ni fas bi gaawaay bi egg na ci tant de kilomètres à l'heure. bon dinañ ko xam parce que dañ koy chronométrer fas yi dañuy daw ay 2200 mètres surtout et puis am nañ vitesse boo xamante ne soo si yéegee yow da ngay yaa dañuy naaw surtout parce que mais lépp jàng la quoi ak technique. tout ça fait léegi. te Mansour kii biñ ko mujjee jaabal 1200 mètres def na ko 1 minute 6 secondes. 1200 mètres def na ko 1 minute 6 secondes te piste bi mu ko doon dawee bokkut ak piste yi nga xamante ni moom la tàmmoon Europe kon moom ay doomam ñëpp ñoo ngi koy xaar ci àddina bi. Rosander moom pur sang la boo xamante ni fi mu dëkk am na ñoom Kéemaan nga fa ñoom Dakar Estile nga fa ay groupe 1 rek ñoo fa daje waaye ajjuma incha allahu rabbi ñoo ngi woo télé yëpp rawatina yow dañoo bëgg nga yendu si. yow ak say caméraman nga xamante ni xale leen loo xam ne du ñu filmer lu fulu boole ko télé la boo xamante ni sa émission day wàññi stress di faj ndiguluy métti ak yaram wuy métti ak tànk yu ruux yow daal àddina yëpp ngi lay bàyyi xel waaye laay mii day xale boo xamante ni moom tamit tëddal da ngay sangu da ngaa xiif da ngaa mara naan lépp da koy wax ak fas yi kon tubaarkàlla macha allah ñoo ngi ñaan ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ajjuma ak samedi daal. fii nii dañ koy def base fermée lañ koy def gis nga Abdou Thiam Dogo journaliste bu mag boobu moom ak course hippique borom éco des hippodromes ñoom ñëpp ñoo ngi fi di la wax ni daal tey fii moom fi nga njëkkee yaakaar naa ne doy na émission ndax fas du sol mbubu du sol tubéy te fu mu dem nit ña wër ko diggante Badar ak Cheikh Ahmadou Bamba bi muy dem Lambar maak maa yombe maam Alaaji Malick bu musaan daan jàngali mag ñi jak saaw yëpp fas lay war Seydina Limaamu fas la daan war ñu koy wax mantulaay boobu ki nga xamante ni tamit mooy Cheikh al Islam fas la daan war moo tax man la fas képp ku ko teral di nga tedd ku ko toroxal basan gu xotteeku dàll yu dagg weñ yi di la biiw guro sax doo ko mën a jëndal sa bopp boole kook li gën a jafe muy connexion dootoo ko am ay rappellement ngay yor te koo rappellement dootu la woo. wax nga dëgg parce que fas moom naka jekk ñi ëppoon teraanga ci dëkk boobu musa dem mooy ñu gënoon a baaxle ay fas ñi ëppoon teraanga mooy ñu gën a mënoon a teral fas lu am solo la. defe naa ne li nga mujjee xëy na mun na reetaan lu tuuti mais loolu mooy dëggantaan boo xamee histoire ul islam lu ko commencé ci Badar Uhud bépp xeex boo xam ni nit jullit xeex na ko ba l'islam taxaw am doole tey fas daf ci am rôle bu am solo bu mu ci taxawee ci wàllu cosaan ak aada itam fas daf ci am rôle bu am solo ku ne xam nga suñu maam yi ñoom Lat Joor Jóob waaye ci wàllu surtout fi jamono toll tey muy wàllu économique fas daf ci am taxawaay bu am solo Abdoulaye mu ngi wax sànq benn école boo xam ne taxawal nañu ko école boobu école de formation la bu ñu tàggatee ay xale ëllëg xale yooyu mun nañu qualifier am métier boo xam ni daañu transformer sport bii nga xam ne am beneen taxawaay bu ci nit ñi taxaw tey làmb yi néew na doole yeneen xeetu sport dem na ba néew doole Sénégal mais fas commencé gul parce que li ñu nam mu ci def ko ci wàllu fas jotagul sax incha allah kon xeetal leen seen doom yi ñu jàng nan la ñuy dawale fas ngeen duggee seen loxo ci wàllu élevage bi. doguma la xam nga bu njëkk Sénégal rek nga gis tey
xale jàngul ba am bac ñun la demal jàngi fas mais sous région Afrique bi yëpp am na ko mais association bii nga gis incha allahu rabbi ak propriétaires yi ku mel ni ñoom Lamine Diop Adama Sall Bayif Sidi Ndaw ak Omar Bawa Junior Papis Nia ñoom ñëpp xale yooyu jël nañ professeur Sakhir Thiam def ko idole boo demee seen kër yi sa yaram day daw wenn fas yi ngay gis kii nga gis nii muy Rosanger lu ma 10 personnes am nañ ci salaire ki koy sang ak salaire am ki koy jox mu lekk ak salaire am ki koy war opa ak salaire am ki nga xamante ni da koo bëgg di fréquenter ci kër gi sax nga xam ni heure bu ñëwee ci buntoom lay toog gis nga ko nii lii fas man mi koy xoolil tàngal da ngeen maa gën a fay de mais gis nga ko lii fas doo nga ko man ñu lay interviewé ci mala nga ñëw taxaw di déglu moo tax képp alors loo xalaat ci émission bi loo Rosanger loo yëg tey say doom nga bëgg ñu raw grand kontaan moo tax muy jooy quoi wala lan nga jooy yaram moom taw quoi ñoom rek ma jooy kontaan moo tax muy jooy quoi surtout am na yëg-yëg daal si nit ah ouais ndeysaan xam ngeen lii dafa neex dafa daw yaram vraiment temps bi jeex na mais bëgguma woon sax émission bi jeex tellement parce que dafa intéressant de toute façon maa ngi leen di fàttali xanaa Ablaye ma bàyyi la nga informer waa Sénégal wax leen sa école fan la nekk école bi ngeen di former xale yi ak même bu fekkee possible na numéro sax pourquoi pas waaw lu ñëpp bokk la déjà di ko lancé waat ñëpp quoi au Sénégal gi yëpp war na ñun ñi ngi nekk Petit Mbao suñu club mi ngi tudd Racine Club de Dakar di Pape Seck moo ñuy représenté mooy suñu moniteur mooy ki ñuy jàngale ensuite mooy jàngal jockey tout képp ku bëgg a jàng si fas rek soo ñëwee incha allah dinañ def si yow xam-xam et puis xam-xam bi dina la jariñ ndax yemul fii surtout mun nga see gagné lu ne parce que doonul lu ndaw quoi surtout ah. waaw di ko lancé message bi suñu numéro 77 554 73 92 ah. ok. Abdoulaye ñu ngi lay sant bu baax ci sa disponibilité. léegi Mansour li may wax daal mooy maa ngi invité ñëpp. àjjuma ak samedi beneen bi ci des course hippique tamit dina ubbi le 26 incha allah ci hippodrome ci hippodrome ma kodd bu naa ma Thiès mooy dimanche bii ñu dëjmal waaye li may lancé waat xale yu ndaw yi mooy nit ñi nañ fonk seen bopp ku bàyyiwul mbooloo moo dem nekk fa sa morom léegi àdduna yëpp génn ci yow beneen bi ci des mooy nit ñi nañ doylu lu la waay jaay nga xaar ko ci doylu te nit ñi nañ fonk seen ndey nañ fonk seen baay mention spéciale Mansour mi nga xamante ni taskat xibaar la bu fekkoon bi réew mi jot indépendance yaakaar naa ne tey du ñu laal CFA ndax tey bëgg nga réew mi dem ci chaque jour yàpp àjjuma cere samedi ginaar dimanche laax incha allah. maa ngi lay sant bu baax non xam ngeen ni tey seen naataange dafa neex ba jéggi dayoo vraiment kontaan nañ wax naa ko sànq nee naa leen ba ma commencé seen naataange ak léegi tey mooy ñeenteel wala juróomeelu at bi maa ngi soog a tourné ci fas ak li may miin fas ak li ma koy bëgg lépp maa ngi soog a am change bi mais rëccu ma ko benn yoon ubbil na ma opportunité dinaa def yeneen numéro ci wàllu fas parce que li ci laxas ci wàllu koom-koom ñu ngi sant itam suñu confrère Thiam nekk suñu xarit nekk suñu doomu ndey Abdou xam naa sax ci beneen numéro dinañ waxtaan ak moom parce que moom itam bokk na ci journaliste yi nga xam ñoo jëkk a def presse écrite di bind di expliquer fas xam naa ne suñu deuxième numéro incha allah dinañu séq ak moom waxtaan bu yaatu ci émission bi nga xam ne door nañu ko wax naa leen ñu ngi ci salon bu Adams fii ci foire bu Dakar wax naa leen ni képp ku def émission ci wàllu élevage agriculture ak wàllu pêche ak wàllu transformation te defee woo ko fii ci diggante 17 ba la 27 li ngay def day xaw a ñàkk fayda parce que lépp fii lay concentré wu moo tax ñu ñëw tourné fi seen émission seen naataange jaa ngeen jëf ci ànd bi ak Sen TV ba dimanche bi ñu dégmal incha allah jaa ngeen jëf.